asalaamaaleykum mbokki téléspectateur à 221 mbégte lay am saa su ne di toog comme ni ma koy waxee saa su ne jox leen rek li gën ci yéen tey nag ñu daal di ñëw autour d'une table fas yéene waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy question yi nga xam ne moom la société bi di dund waaye nag autour d'une table gis ngeen Mouhamed Waar gis sama côté Zeyna Loli Zeyna asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamed maa ngi lay nuyu. kontaan bu baax bokk ak yow plateau. tout le temps di am mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yow saa su ne salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk di la jaajëfal sa tur ak sa sant leen wax bienvenue seen émission autour d'une table. Autour d'une table aujourd'hui vient avec un premier thème, c'est le premier numéro. Et ce thème-là porte sur quoi, Zeyna? Thème bi nag bi ñu am tey c'est Starmania, ma vie privée sur le net xam naa ne tey moom la ñuy daal di waxtaanee rek suñu plateau. Alors li ñuy fas yéene waxtaanee suñu plateau tey autour d'une table Zeyna wax na ko léegi muy Starmania, ma vie privée sur le net maanaam suñ ko waxee ci olof rek ñi nga xamante ni dañuy jàppee seen bopp star wala rek daal di teg seen bopp fi nga xam ne yàlla suñu borom tegu leen fa ba tax rek ñuy fas yéene di dugg ci internet bi di def wala di wax li nga xam ne dañ leen si ŋàññi wala sax di jël li nga xam ne seen moomeel la rek daal di koy teg si table yaa ngoone ba ñëpp di ci bàyyi xel waaye nag duñu ci wéet ndax dinañu am ay gan ci gan yooyu bokk na ci ki nga xam ne mooy suñu yaay ajaratu Myriam Ndior moom nag ñu daal di koy gën a xam ci milieu cinéma bi waaye mu nekk nag bàjjanu gox ni ñu koy woowee di faral bu baax a baax di def ay vidéo YouTube di waxtaan ak xale yi maase ak xale yi di waxtaan ak ñoom Zeyna ma bàyyi la nga nuyu suñu yaay. waaw yaay dañ lay nuyu rek di la dalal ci plateau bi di la wax bienvenue ci émission autour d'une table maman ñu ngi lay dalal. maa ngi leen di fay bu baax je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous ndax li ngeen émission bi ngeen tàmbali dafa di émission bu am njëriñ autour d'une table ñëpp xam nañ ne autour d'une table c'est des débats peut-être des repas mais des débats surtout et que tey jii sax seen thème bi ngeen soulevé dafa di thème bu am solo maa ngi nuyu téléspectateurs yi bon je sais pas c'est téléspectateurs qu'on dit ou pas. boo wax mu dem yaay booy ñi leen di seetaan daal maa ngi leen di nuyu bu baax bëgg tamit ñi seetaan jëlee ci tamit dara loo xam ne dina leen yokkal ëllëg parce que nit ki loo def te yokkalu la rek amul njëriñ. voilà donc A221 yaay booy c'est une télé digitale daf ñuy neex ñu wax internaute daf ñuy neex ñu wax téléspectateur te it xam naa ni bépp bi nga xam ne kàllaama bu ñu utiliser rek dina neex ñu ñuy seetaan Myriam Ndior moom it mu ngi jàkkaarloo kii di wuyoo ci turu Fatima Ndim moom it daal di nekk animatrice daal di ñuy fekk si Fatima salaamaaleykum. waaleykum salaam Mohamed maa ngi nuyu ñëpp avant tout rek di wax baada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di jaale képp ku nga xam ne jóge na fi képp ku nga xam ne itam mu ngi ci lalu hôpitaux yi yàlla yëkkati leen ñu dellu si seen njaboot ñi nga xam ne itam caabi féete na leen ginnaaw ñu dellu siwaat si jàmm ak salaam seeni ay kër di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ziyaar ñëpp di wax rek kontaan naa trop ci invitation bi ci A221 di kontaan itam wax dëgg yàlla di jàkkaarloog sama yaay ju ñaawul ji maman Mariam di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah alors su baaxee rek ñu daal di dem Zeyna Starmania ma vie privée sur le net sa vie privée yow mu ngi sa biir kër mu ngi sa néeg wala mu ngi ci net bi Zeyna. Mohamed man nag bàyyi ma garder sama vie privée sama kër yaakaar naa loolay sama njëriñ te tamit loolay njëriñ ñëpp mais tamit maman dama bëggoon rek ñu jàll ci débat bi maman dama bëgg xam moo star kan lañ ko war a woowee. star de est-ce que am na Sénégal star bu amee bëriwul parce que ñun suñu ay star je peux dire que c'est Youssou Ndour c'est Baaba Maal ce sont des stars de la musique que les gens connaissent au Sénégal mais des stars en tant que telles yoo xam ne c'est dans d'autres activités au Sénégal gëw ma ne mu am fi parce que star li mu laaj dafa bëri il faut ñu xam la il faut ñu xam la au-delà même de ton pays il faut ñu xam la au-delà du Sénégal te ñi ñu fi xam au-delà du Sénégal ce sont des musiciens gisuma fi acteurs boo xam ne à part bon certains qui ont joué dans des films européens. am nañu Rokhaya Niane am nañu Ibrahima Mbaye Thié. bien sûr waaw mais Ibrahima Mbaye Thié Rokhaya tout ça joué nañu c'est vrai mais tey jii par exemple boo demoon Hollywood laaj leen xamuñu leen mais tey jii boo demee dans les instances de la musique boo waxee Baaba Maal xam nañ ko boo waxee Youssou Ndour xam nañ ko donc ñooñu ñooy star. mais ñun Sénégal am nañu Ouzin Keita. waaw Ouzin Keita non star la parce que dañuy ñu ngi ci thème bi yaay booy. tey soo waxee Ouzin Keita tey nga wax kii di Pawlish Mbaye nga wax suñu xarit Astou bi suñu jigéen ñu koy nuyu ay nit la ñi nga xam ne ñu ngi ci net bi di yëngatu te lépp lu ñuy def xale yi di ci toppaat yaay booy. waaw mais ça reste toujours confiné
c'est-à-dire que effectivement mën nañ nekk star entre guillemets au Sénégal c'est-à-dire que duñu passé même y a même quelques maisons yoo xam ne duñ fa dugg parce que am na ñoo xam ne bu ñu toogee tey ji gis leen ci télé bi dañ koy fay mais y a un milieu bi nga xam ne ñooñu buñ fa nee salaamaaleykum tey jii ah non ñëppay màbb ñëw parce que foofu effectivement ils représentent quelque chose ce sont des stars à leur niveau c'est une question de niveau aussi même question bi laa leen laaj sama yaay moom dafa limité ñoom Ouzin Keita ci wàllum star moom Youssou Ndour ak Baaba Maal ma yokkal la ci Akon sénégalais la ñooñu mën nañ leen jàppee star mais moom Fatima dafa limité carrément kii nga xam ne mooy ñoom Ouzin club boobu nga xam ne ñun ñooy suñu star ndax ñoom ñooy toj TikTok bi bu baax sax waaw Fatima yow kan nga jàppee star fii ci Sénégal xam nga kan laa jàppee star ki nga xam ne def na dara mu toog mu seetaan la ki nga xam ne bind nga sa way nga way ko mu dem mu jëndi wala mu dem télécharger ko wala mu toog parce que kooku moom moo def li nga doon parce que tey Youssou Ndour bu woyee kenn dégluwu ko kon fan la staram di feeñee que tey jii nit joué théâtre comme moom moo tey joué kenn seetaanu ko wala caméra bi nekkul amul ko nekk ci ginnaawam pour di ko filmer ba mu rafet macha allah ñu génne ay kàllaama ak li nga xam ne moom lay jàngale kon est-ce que dinañ gis ni star la man dama jàpp ne man sama xalaatu boobu du waykat bi moom muy star bi non non mais ñu nekk ci ginnaaw waykat bi wala ñu nekk ci ginnaaw jouekatu théâtre bi wala jouekatu film ñoom ñooy star. ñi nekk ci ginnaaw c'est-à-dire fans yi wala staff bi. xam nga staff sax moom ci kii bi la bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak ñoom mais ñi seen ginnaaw fekkente ne dégg nga ma bu baax ñi seen ginnaaw mooy ki tax tey nga jug dem fenn ñëpp mbàbbee ko Mohamed tey boo génnoon léegi kenn faale wala si mbedd mi ngay toog nga romb après kenn du la xool. mais loolooy sama jàmm. mooy sa jàmm waaye léegi nag kon ce qui veut dire star du jàmmi borom li olof di wax siiw du jàmmi borom. léegi ci siiw di jàmmi borom boobu yow nga ni star la ki taxaw bàyyi léppam bàyyi ñëpp nekk yow la bëgg kooku kon moom moo def star jàppal ni kon kooku moom mooy star man kooku laa jàppee star. kon Mouhamed daa mel ni li mu wax rek mooy ñi nga xamante ni comme par exemple ñi ngi yëngu ci milieu bu nekk mais ki tax yow comme par exemple nga def sa album ki ko tax nga jënd ki ko jënd maanaam nga ba tax na album bi mën a jar ki nekk sa ginnaaw maanaam kooku moo la boosté kooku moo la poussé ba yow fi nga egg nga mën fa egg kon kooku la ñuy woowee star. man kooku laay woowee star. alors ba tey dégg naa avion dégg naa avion moom mu ngi bëgg a jàppee star ki nga xam ne moom mooy wàcce boppam. maanaam ki nga xam ne moom mooy gis Youssou Ndour daal di daw ci ginnaawam song ko langaamu ko pour yow koo koy star bi. man kooku laa jàppee star. alors ça pose une question de vocabulaire. parce que ñooñu ñooy fan. donc mooy ki la fan. nit bu la fan. mooy nit ki nga xam ne boo génnee ci mbedd bi. mu daw si ñëw ni la maman Sala maman Sala. man dama la bëgg. yow nag nga nekk star. nga ni ko non bàyyi yaay ñëw bàyyi yaay ñëw nga xam ne kooku bàyyi na léppam gis la daw si ñëw si yow ndax mbëggeel yow nga nekk yow star à ce moment là mooy nekk ak moom benn nit kooku ñëw daw si yow nga ni ko ay yow man maa la gën a bëgg naka nga tudd na nga defanteeg moom ba nga xam ne moom buy jóg di dem xolam day set bien sûr yow mi aussi mu may considération nga ne bon li ma liggéey baax na parce que su ma liggéeyul woon lu baax xëy na nit du ma gis ci mbett ba bëgg ma. kay léegi kon ce qui veut dire ni peut-être yaa ngi xaw a ñëw yaa ngi xaw a ñëw d'accord kooku fans lañ ko tuddee. mais tey bind nañ dara way ko nit ki déglu ko nga génn ci biti mu daw ñëw ci yow pour sa cofeel. mais jàppal ni man damaa part personnel en fait parce que ku nekk mën na bañ a d'accord ci li ma wax. Chacun est libre de trucs mais man kooku laa lay wax saa su ne et je persiste je réitère ci li nga xam ne moom lay wax parce que moom mi jug bëgg la lan nga def ba mu bëgg la lan nga def ba mu bëgg la ak naka nga defee ba mu bëgg la Ouzin Keita am nañu ko bëgg bu baax te ñooñu ñoo ko def star. bien sûr léegi nag moom day delloowaat. est-ce que ñooñu créé wuñu star mania bi ñuy wax parce que ñi ngay wax voilà moom daf ñuy permettre sax ñu mën a dugg ci suñu thème parce que ñi nga xamante ni ñoom ñooy fans yi
c'est normal gis bëgg yàlla moo koy def mais est-ce que waruñu am benn raisonnement bu raisonnable bu ñu war a demee face ak ki ñu bëgg parce que tey jii ki nga bëgg da nga koy wax dëgg gis nga ki nga bëgg bu dee dafay def lu dëppoo ak jamono lu neex d'accord nañ par exemple ñu TikTok ñëpp jaaraat si daal di fo mais nag bu dee tey jii nit dafay toog daal di wax kàddu gu ñaaw ñëpp di ko tiktokaat dafa mel ni ñun ñooy encourager ñenn ñi à ce que ñoom ñuy dugg ci anam gu ñaaw googu noonu Fatima. voilà parce que Mohamed tey nit sénégalais bi laa mën a wax wala population lambda bi ñoom ñoo la mën a yëkkati ba ci kaw mais ñoom ñoo lay yóbbu ba ci digg bi ñoo lay wàcceewaat ba ci suuf nga def lu positif ñu topp ko nga def lu négatif ñu gën ko topp tiktoké la dugal la ci yenn réseau yi parce que kooku na jàpp ne mu ngi préparé pour chuter mu ngi préparé pour chuter parce que tey jii nit ki dafa am benn level bu mu war a nekk léegi level boobu noonu bu fekkente ne ci lu positif la mën na continuer mu nekk mais su nekkee su lu négatif ay entourage am lañ ko xoolaat te xam ne bu nekkee ku jigéen la lii sama yaay yi di wax jigéen darab bu weex la dafa gaaw a tâche day am ay njaboot suba bu nekkee ku góor la itam góor gi tamit dafa war a am ay njaboot suba parce que TikTok yii nii nit ki du am 70 ans di ko def. non nit ki du am yenn âge yi di ko def te puisque ñun ndaw ñi ñun ñoo koy def il faut que ñu xam ne nous sommes et nous serons quelqu'un demain. et ku ñu war a respecter koo xam ne tey buñ ne bu waxee ñu déglu ko donc. xam nga soo waxee demain daf may indi ci passé parce que su waxee temps dañ naan le passé le présent et le futur donc soo waxee demain. man damay wax passé wax préparation psychologique parce que tey jii sa doom wala sa nit suy génn télé normalement war na am benn préparation benn bagage bi nga xam ne background Zeyna boo xam ne war na ko am mooy éducation de base parce que doom mënoo ko utal beneen background bu dul éducation de base tey école baax na daara yi baax na mais xale yi lu bari li leen dal ci daara yi la leen di dalee lu bari li leen dal ci école la leen di dalee wala ci mbedd mi est-ce que parents yi ñu ngi préparer seen njaboot. parents yi aussi sur ce côté je pense que am nañ ci benn part bu responsabilité bu mag parce que yow boo juree sa doom nga ne yaa ngi koy yóbbu école maanaam mën a nekk ci école wala ci daara bi mais yow li fa xale ba di def wala la mu fay jëlee yow parent bi mënoo koo xam personnellement parce que xale yi bu ñu la xasee ba tàggoo jàngi yow li ñuy def si biti mënoo koo xam donc je pense que parents yi sur ce côté war nañu gën a inciter xale yi di leen gën a jege di leen gën a jàngal àdduna. mais comment ta Myriam parce que li mu wax d'accord naa ci. que dañu commencé di assister ci benn démission des parents maanaam parents yi léegi ñu ngi liggéey ñu ngi surtout suñu yaay yi sax léegi ñoom ñoo gën a sonn parce que papa yi dañoo xaw a lâché wu léegi jigéen ñi ñoo gën a liggéey te jigéen ñoo doon yar njaboot mais léegi ngeen topp utum dërëm bi noonu laa ko mën a wooyee même bu dee dañuy ut dërëm sax daal di koy yàq benn jour si xew waaw yaay booy ma tooñ leen tuuti da ngeen di ut xaalis ba mu bari yàq ko benn jour si xew mais est-ce que yéen a ngi bàyyi xel que ni seeni doom yi ñu ngi déraper. dama yàgg di wax boobu sëyaguma sax ne nekkatuñu ci jamono njaboot bu bëri parce que njaboot dañ koy yor nga ay gémmiñ bu yàlla xotti dina ci def dara dëgg la mais boo demee buntu graine d'or léegi di nga gis ay gémmiñ yoo xam ne dañuy génn ak ay sachet croissant ay gémmiñ yu taxaw di leen yelwaan donc nit ki aussi d'une part côté boobu nit ñi war nañ di ko seetaat bu baax jur bu bëri bi ak dëkk bi nu mu demee ak cherté de la vie ak xataayu kër yi ak dëkk ku nekk dëkk sa bopp dëkk appartement yeeg yooyu sa méngootul ak jur bu bëri bi mais ak loo jur lu mu bari kenn ci sa njaboot taamu na ne moom dafa bëgg a def métier de télé ñu xam télé ak li mu àndal ak danger yu ci nekk est-ce que jarul bis bu commencé di dem ci ay casting wala ñu commencé di ko woo nga woowaat ko fàttali ko moom mooy kan. non mais balaa loolu sax xale bi bu nekkee xale yaa ngeeg sa doom danga koy yar ko ci lii àdduna yar ko ci ce qui est permis yar ko ci loo xam ne góor moo ko moom ak li góor moomul xam nga xale danga koy tënk danga koy wax ni yow boo génnee ci mbedd bi boo tasee ay nit koo xam ku la mag ak ku la magul nii nga war a defee ak moom mais nit ki am na loo xam ne bu la koy wax moi j'ai un exemple moi sama doom bu jigéen nekk na xale ma koy sang à un moment ma ne ko demal nga sangu ji mu ne ma non kii ma gis ne bu sangu du set mais bi ma koy sang dama koy wax ma ne ko xoolal y a des endroits yoo xam ne yaa koy raxasal sa bopp su ma ko sangee sang ba àgg fenn fi dama koy jox njàmpe bi. ndeg bu dee endroit yooyu noonu moom la ñi censé daal di éduquer population bi Zeyna maanaam on les appelle les porteurs de voix
endroit yi yaay ba ñu tudd ndax mooy sutura doomu aadama bu dee nit ñi bëggatuñu sutura buzz nañ bëgg Zeyna loolu lu ci nit mën loolu moom wax dëgg yàlla kenn mënu si dara parce que léegi dafa am benn fléau bu am ci àdduna bi tout le monde en fait cherche à avoir le buzz. mooy li ma jaaxal man dama bëgg a xam exactement peut-être c'est pour attirer l'attention wala créer ay réactions mais il faut faire très attention peut-être que le buzz ça peut être utile mais tamit mën na am ay retombées yoo xam ni tu peux passer du buzz à l'inconnu. les buzz négatifs war nañ vraiment xalaat loolu. xam nga des fois nga gis artiste bu dem ba ci yàgg fay. mu créer bad buzz. nga ñëw ñu la kii lii ñu nekk ci réseaux sociaux yi parce que xam nañ ni Sénégalais dafa am temps bien sûr nekk ci réseaux sociaux yi di commentaire gars yi mën nañ teg dara du seetaan mbir mi de mais commentaire yi moom moo ko ci ëppal solo su ko defee nag nga ñëw nga yàq sa àdduna ci lu bari parce que li ngay déggaat retombées yi amaat ci bad buzz boobu yow nga def ban njëriñ la lay amal parce que amoo ci xaalis amoo ci diine amul yar amul teggin comme li sama yaay wax léegi am nga waajur yi dañ doon ñàkk seeni ay doom mais tey ñu ci bëri ñagatuñ leen wala même bu ñuy ñàkk itam tey ndaw yi ñu ngi tourné fee ñu parce que tey feñtale dafa neex def ci TikTok parce que avant comme ni nga wax démb TikTok amul woon Instagram amul woon yenn yi Facebook amul woon ak lu bëree bëri amaana benn télé moom moo fi nekkoon ak benn rajo moom moo fi nekkoon tey alhamdulilah rabbi alamin ay A221 juddu nañ yeneen ak yeneen juddu nañ te ku ci nekk day bëgg a wane boppam waaye ci naka ngay wane boppam am na benn artiste boo xam ne avant dafa nekkoon ku calme mais léegi dama koy gis mu joué dafa changé carrément te loolu man je me dis que mu ngi dem ci lu négatif mais loolu lépp jàppoo ni li yaay doon wax ci base bi la parce que nit am na noo koy yaree dara du ko fëkk sa doom am na yoon boo koy teg du gis dara ci mbedd mi lu ko mën a dévier loo Fatima c'est important. xam nga yar bi c'est très important mais bu ñu fàtte benn affaire ñun suñu yaay tey ñun bokk ndaw yi 21e siècle suñu yaay amatuñ suñu jot yaay yu bari nag en fait laa mën a wax parce que mënuma wax ñëpp bien sûr tey mbedd mi mooy yar réseaux sociaux yi mooy yar école bi mooy yar àndandoo yi ñooy yar parce que yaay booy bu xëyee suba comme ni ñuy wax jigéen ñi ñooy liggéey dem liggéey de 8 heures à 23 heures bu ñëwee kooku ban temps lay am pour mën a waxtaan doomam te dafa am ay sujet tabou yoo xam ne yaay yi waxatuñ ci ak seen ay njaboot suñu yaay ñu ngi nii toog des fois yaay daf la lancer pic de fayul yaay yi non daf la lancer pic loolu laa doon wax sax dañoo perdre suñu notion sutura bi amatuñ ko ça dépend des familles xam nga am na famille yoo xam ne ñoom mënuñu xalaat toog ak seen doom di leen wax yenn yi xamuñu ko yaruñu leen ci ñoom xamuñu loolu mais par contre man ce que je vois parce que man je suis extrêmement présente dans les réseaux sociaux je suis très présente dans les groupes de femmes et gis naa ni les jeunes femmes yi di ñëw actuellement ñi nga xam ne ñoo yore xale yi tout tànk yi 3 ans 2 ans yi elles changent d'attitude seen doom yi dañu jël teg leen devant tout même avant leur mari parce que seen ay njaboot la ñuy toppatoo léegi xale yi la ñuy seet nu ñuy def pour xale yi baax pour xale yi kii parce que les gens ont compris que njaboot mooy alal waaw léegi kii dafa wax lu am importance njaboot mooy alal mais bu dee sa doom da nga koy yar ba pare Fatima te kàllaama boobu mu utiliser léegi di baatu sutura yow jàngaloo ko xamaloo ko luy sutura xamaloo ko genre lépp li nga xam ne rek moo ëmb sutura est-ce que xale boobu tamit du indi muy comporté wu ni Star Magna li ñuy def kooku yaroo ko kooku yaruñu ko gis na ku ñu yar xam nga luy sutura ba pare yaay des fois pap da nga war a créer sa digganteeg sa doom benn complicité boo xam ne lépp lu munti am daf la koy wax ba ko defee yow mi yaay bi di nga décortiquer situation bi ne ko lii ak lii la moytul lii defal la le mais doom buy nëbbu yaayam jël ay jàmbur def leen xarit c'est ça là c'est le danger. waaye Mouhamed loolu tamit nekk na problème bu mag parce que instant bi nii gis nañ ni doom yi ak seen yaay amatuñu complicité toog waxtaan maman lii maman laa nga expliquer ko li nga xam ni moo la metti ndax sa yaay lim la mën a diggal conseil lim la mën a jox jàmbur mënu la ko jox. mais loolu Zeyna li koy indi yaay wax na ko léegi maintenant les mamans sont très protectrices parents yi sax laay wax en général parce que bu njëkk ba di nga gis nit dóor doomam teg ko ci yoon di nga gis benn voisin bu romb doomu jàmbur teg ko ci yoon mais léegi bu dee yéen seen doom dafay xëy
du matin au soir téye téléphone am mu ngi WhatsApp mu ngi Instagram mu ngi Twitter mu ngi ci réseau yëpp doone ko kaay faute doone ko kaay passé parce que d'habitude ci moment yooyu noonu la yaay yi daan profité di faire passer ay messages man damay fàttaliku sama yaay daan nañu wax ay mbir yu bari yoo xam ne ba ñu màggee nañ xam ne ni lii c'était des histoires yoo xam ne existé wul mais daf ko doon wax ni pour teg ñu ci yoon est-ce que yéen a ngi jël temps boobu di waxtaan ak seen i doom. man xam nga li may wax toujours parce que man sama bay woy na mu sama caat am na 18 ans peut-être maa ngi ci ba tey mais dëgër na xam ñi nga xam ne ay doom yu ndaw la ñu yor chaque jour dama leen di ko wax nee naa leen il faut un moment man sama benn xarit daf ma ne man chaque dimanche de telle heure à telle heure dañuy conseil des ministres ma ne ko luy loolu mu ne ma dañuy toog ku nekk wax ci semaine bi lu la neex li la naqari la nga am vis-à-vis d'un de tes frères et sœurs ñu débattre ci wax ci xam nga ba pare famille bi apaisé ñu waxtaan fooree ñëpp dañuy fay seen téléphone bu ñu defee loolu ba pare reer kii ba une certaine heure ma mayaat leen temps au téléphone après ñu dem tëddi donc il faut que parents yi di def ay bulles pour di waxtaan ak mais loolu noonu waxtaan boobu mu wax est-ce que dina egg processus la sa doom dafa nekk xale ngay wax ak moom mu màgg yàlla mi dara tëwul def mu doon nag bay génn télé ñenn ñi dañuy complexé maa ngi ñëwaat ci yow yenn parents yi dañuy complexé parce que seen doom su commencé génn télé di fay ndox di fay courant di fay internet duñ ko ñemee wax dëgg est-ce que loolu yoon la Fatima. merci foofu laa bëggoon ñëw ci mbirum wax dëgg ci star yi parce que da ngay gis nit mu siiw mu ne star la soi-disant star entre guillemets doo ko wax dëgg parce que mu ngi ninal sa ceeb wala yaa ngi ci ginnaawam que ni boo nekkee ci wetam da ngay feeñ yow tamit da ngay nekk star comme moom parce que star yi tamit dañu exactement si dëgg la da ngay yow tamit da ngay nekkaat star parce que naan ah non man Mouhamed laay àndal feeñ na rek dama war a feeñ waaw damay feeñ léegi ñoom tamit ñooy luubalaate wala ñu indiwaat yeneen i ay problème tey jii bëri na ci famille yoo xam ne wala ci ah sama doom day génn télé wala moom mooy star wala sama frère léegi or loolu moom mu ngi lor boppam mu ngi lor njabootam parce que tey jii Mouhamed nga ñëw nga ni star nga ànd ak ay nit ki la xam ne sa xaalis moo tax mu topp la wala sa siiwaange loolu moom moo tax mu topp la mais est-ce que tey jii wayjur ak say frère nit ñi nga xam ne ñoo la war a wax dëgg siiw nga wala àdduna ñëpp xam nañ la war na leen tere wax la dëgg parce que il faut savoir faire la différence Fatima tey jii Myriam Ndior mi nga xam ne moo joué ci biir Idole bokkul ak Myriam Ndior soxnay diw bokkul rôle yi bokkul xam nga Myriam Ndior bi joué Idole mbubb la artiste la dañ koo jox scénario mu lire ko mu dem joué ji ko bu génnee fi muy defee kii tournage bi Myriam Ndior bi sëy yor njabootam di toppatoo borom këram la foofu scénariste nekk fa caméra nekk fa leneen ak leneen nekk fa foofu yaay la ak njabootam soxna ak borom këram léegi nag moom bu fekkente ne amul la tête sur les épaules day foog ne la muy def fële maanaam fans yu mu am ak yooyu noonu da koy indi ci biir kër gi parce que am na ñoo xam ne siiw nañ faalewuñu seen ay waajur siiw nañ faalewuñu seen ay frère siiw nañ faalewuñu sax seen ay borom kër da ngay gis nit bu siiw génn dëkk Pikine wala dëkk Guédiawaye dem ñëw dëkk si Almadies wala dem dëkki Mariste boo ko woowee téléphone du décroché boo ko messager du la faale boo xam ne ñii dañu may sonal te xamuñu ne ñii di leen sonal ñoom ñoo ko def la nga xam ne moom la nekk léegi nag waajur bi ñoo taxaw mënul wax doomam dëgg parce que doomam faaletu ko bu ko waxee mu sànni ko loxo bitti ko loxo te moom bu génnee moom star bu génnee day wane un bon exemple wane ne man dama déggal samay waajur dama ni or c'est pas ça parce que y a toujours ni sous roche am na un non-dit boo xam ne mu ngi ci biir non-dit boobu est-ce que du sama doom Zeyna day génn télé day am ay contrat su ma ko waxee dëgg ceeb dootuñu togg ci kër gi su ma ko waxee dëgg dinaa xiif wala dootuma solo est-ce que loolu raison la non du raison parce que yow ki nga xamante ni moo la jur muy say waajur nga ne da nga ñëw jékki-jékki yow nekk nga soi-disant star wala nit yi xam nañ la yaa ngi jékki-jékki di feeñ si ay télé c'est pas parce que tu es à la télévision wala yaa ngi joué ci ay série wala yaa ngi joué ci ay film que yow da nga war a jël sa bopp teg ko foo xam ne eggof tu dois avoir la tête sur les épaules comme ni mu ko waxee parce que àdduna dafa gudd tànk moom li may wax sànq yow yaa ngi teg sa bopp star yaa ngi teg sa bopp li nga xam ne nekkuloo ko tu peux passer du star à l'inconnu parce que sénégalais xëy na mën nañ la fal nga nekk
à la tête te aujourd'hui Sénégalais ak mais ñoo bu gaaw lay ci loolu daaneel yow doo ko Sénégalais ni mu lay yëkkatee noonu la lay daaneel ñoo lay folliwaat donc sur ce point je pense que nit da nga war a xam sa bopp xam ni àdduna bi dara jarul en fait njëkkante yow Zeyna bàyyi ma waay yow Zeyna ñun nan nañuy xamee suñu bopp bu dee suñu yaay yi toog ñoom dañuy defante sama doom léegi day génn télé sama doom day dawal ay ranch ñoom defante boobu yaay moo leen ci neex parce que moom mii dafa nekk ci benn kër di wujjee wala njëkkeem daf ko yàgg sonal njëkkeem nee na ko say doom duñ tekk léegi sama doom day génn TikTok day sañse day sol baayu gàtt li jëntiwuma loolu l'essentiel mooy ñëpp xam nañ ko yaay buy defante bi moom daf fi nekk non daf fi nekk il faut xam nga suñu société ni mu structuré la et je dirais waaw suñu société la mën a en Afrique nit ñi da ngay sëy doom bu baaxee yaay ji la bu bonee yaay ji la léegi loolu fu mu xas ba tege il faut que doom boobu nekk enjeu day nekk enjeu léegi nag yow mii yaay ji bu fekkee ne da nga xaw a oyof tuuti rek bu sa doom tekkee comme on le dit tekki si lu mu munti doon à la télé nekk star wala yu mel noonu automatiquement yow dafay réjaillir sur yow et man j'ai vécu cette expérience là parce que des fois des gens dañ may bind ne ma ndax yow yaay yaayu Virginie xam nga peut-être que c'était des petites qui ne me connaissaient pas donc parce que loolu ñu ngi may commencer ñoom di ma approcher ak yooyu bon y a des gens qui viennent sonner devant chez sama buntu kër sonner dama bëgg a seet Virginie comprendre nga mais yow mi nga xam ne yaay gis loolu di am yow yaay xam sa doom na ngay wax ak moom ak fa nga koy teg moi je dis toujours une chose nit mënoo weesu nit mënoo paase nit yàlla mooy may nit doo may sa bopp yàlla bu la mayee dara nga am nen noo ci defee mu wocciwaat ko teg ko nee yàlla bu la joxee dara nga xam nen noo ko utiliser bu boobaa nga mën a waaye yaay nag li nga wax dàquma ko waaye Fatima nag dafa neex nga nekk ci koñ ngay jigéen ñëpp naan doo tekki ñii naan du jànk ñii naan day taxawaalu ñii naan day cagatu ngeen baal ma ci kàddu gi nga jékki-jékki nag di génn télé dafay neex nga wanewu yow tamit neex nga wanewu te itam comme ni nga ko waxee xam nga tey ñun ndaw ñi dañoo xaw am benn euphorie dañoo parce que suñu dara dafa tàng bu ñu commencé génn télé benn yoon ñaari yoon topp ñu commencé gën a teengal bàyyeek ci ak yooyu noonu avant nga ñëw sonné diw laa bëgg a seet di nga toog 5 minutes doog a ñëw ci salon bi pour mun a gis ki nga xam ne moom moo déplacé wu ñëw di la seet si léegi nag sama yaay comme niñ koy waxee rek peut-être dañu am chance lay doon ñu am waajur boo xam ne il a la tête sur les épaules xam na peut-être milieu bi xam na bu baax a baax que ni balance la rek parce que dañu ñaan yàlla nag képp ku nga xam ne am na ci lu mu nekk mu siiw yàlla téyeel ko ba bu tànkam ba du tarxiis parce que tamit am dara yomb na de téye ko moo jafe nekk star yomb na mais téye ko nekk ci baar bi loolu ñuy woowee gestion de carrière muy mel ni nag ndaanaan yu bari loolu nañ mënul moo taxoon sànq j'ai fait exprès mais attends ñëwal yaay booy dama bëgg a wax ne nos métiers muy yéen mii animateur télé yi muy ñun ñi artistes yi muy waykat n'importe qui mais ces métiers que nous faisons ak les gens qui sont sur les réseaux sociaux lan moo ko indi nous sommes des personnes extraverties les gens qui sont extravertis sont sous la lumière et veulent être sous la lumière les gens introvertis mooy ñi nga xam ne ñi ngi liggéey te kenn du leen gis mooy lan mooy cadreurs yi mooy monteurs yi mooy ñooñu ñi ngi liggéey ci art bi comme ñun di ñu defaral muy baax te kenn xamu leen mais ñun ñi nga xam ne on est sous les projecteurs suñu nature la aussi il faut l'accepter que ce soit moi que ce soit un animateur un autre acteur ou un chanteur da nga bëgg ñu bëgg la parce que c'est ta nature da nga extraverti quand on est extraverti on choisit ces métiers là métiers yi nga xam ne dañ lay gis dañ lay xam mais souvent yaay booy li nga wax bañuma ko mais souvent ñi nga xam ne ñoom ñooy def métier bi leen di génne télé ay nit la yoo xam ne dañoo timide à la base maanaam soit dañuy denc lu bari seen xol yi wala lu ñu bëgg a wax duñu xam nuñ koy waxee loolu moo leen di yóbbu sous les projecteurs malheureusement duñ ko mën a gérer pas tous quand même moi je pense que loolu c'est une infime partie des gens de la télé parce que quand tu les vois ils ne sont pas ni si et si kii mais ce sont des gens yoo xam ne ils sont impossibles à vivre da ngay gis par exemple da ngay dem fenn da ngay tase ak benn acteur comme yow wala benn nitu télé xam na la bu baax seetaan na la bu baax
mais bu la gisee dafay mel ne benn parfait inconnu la gis. waaw mooy defante bu ma doon wax sànq. loolu xama lan la. c'est parce qu'il est complexé. gis nga man ku ma taseel damay ñëw nuyu la waxtaan ak yow mais te yow yaa def lii ak lii wala yow yaa nekk si kii su ma la xàmmee tuuti sax naa la xaw a laaj ndax kii parce que je m'intéresse à toi. te man toppatoowuma la. c'est-à-dire que loolu mooy seen problème. ce sont des gens yoo xam ne ils sont pas timides de non au contraire dañu complexé. mais yaay métier bi fi mu toll nii xale yi ku ne yëg sa bopp. Zeyna mi ñu xàmmee ko bu baax moom it ci réseaux sociaux yi. exemple quand je dis Zeyna maa ngi wax ak képp kuy xale bi nga xam ne yaa ngi génn ci réseaux sociaux yi. est-ce que yow dina lay dal kenn def scandale wala nga dégg kenn ci coow lu rëy nga daal di koy woo wala nga déplacé wax ak moom. mais ci laa dëkk Facebook à chaque fois qu'il y a un problème dañ may oo wala ñu kii ma ñu identifier ma wala ñu ne ma xanaa yëgoo li am automatiquement que je te connaisse ou pas su ma gisee ne temps yi passé rek am na ay coow yu am si ay cas ay affaires yooyu. benn pas groupe boo xam ne ay affaire de cas la ak yooyu des fois damay intervenir et je te connais pas dama lay oo ni la écoute bu doon sama sago lii ngay def nii nga bàyyi ko parce que ça t'apporte rien buñ ma seetaanee xam nañ ne dëgg la. Chez moi damay toog ba ay 2h du matin je suis au téléphone avec des jeunes femmes qui ont des problèmes dans leur famille dans leur entourage ak yu mel noonu c'est à cause de quoi des réseaux sociaux te yàlla xam na ne ñooñu may waxal su ma génnee suba tase ak ñoom ci mbedd bi xàmmeewu ma leen du ma sax jéem a xool sa photo wala dara parce que tellement damay bëgg mu am un incognito bugguma di la xamal parce que damay bëgg nit ñi nekk à l'aise bu ñuy wax ak man. mais ce sont des choses que je raconterai jamais des choses que du ma kii parce que moi je trouve que yàlla moo def may mag nekk ci milieu boobu. donc yàlla bu la defee nga nekk mag ma nekk nag mag boo xam ne su ma nekkee tey ak ku am 5 ans j'ai l'impression d'avoir 5 ans. man damay yow pareeguma si yow. dañuy continuer waxtaan bi. xoolal damay bàyyi Fatima. mu tëj rek ak benn question rapidement. ñu daal di dem ci suñu deuxième partie xam naa waxtaan bi nag bëggoon nañ vraiment toog waxtaan mais comme temps bi moo xaw a gàtt tuuti Fatima dama bëggoon juste nga dugg ci ñi nga xamante ni wayuñu joué wuñu film nekkuñu peintre jàppee seen bopp star ñoom it aw ak ñaareel célibataires yi di defante ci réseaux sociaux yi. waaw xam nga tey comme niñ koy waxee rek tey projecteur dafa graaw te sénégalais. moo mën roy dàq moo mën imiter parce que nit ki mu ngi TikTok damay TikTok nit ki mu ngi feeñ télé man même bu ma feeñu télé dinaa TikTok wala ma dem defi léegi moom est-ce que xam na kay def TikTok yan coono lay dal pour def li muy def ak ñu naka lay jàngee ba maîtriser mbir yi am na ñoo xam ne tamit sabotage moom moo leen ciy dugal des fois nga ñëw fekk célibataire bu mag ñëw naan aawa ñaareel ñetteel ak ñeenteel tam donc peut-être que Sénégal moom moo baaxoo ñu am ay kal maanaam ñuy tooñante saa su nekk. loolu daal mooy waral ñu ci bari di exposer seeni doom yi ñii di exposer seen vie de couple ñii di exposer seeni yaram xam naa mooy doon deuxième partie bi. nga baal ma ne ma ñëw tey jii nit jël na doom bu am 3 ans wala 4 ans dafa ko TikTok xale bi di wayu mbëggeel jour boobu dama jooy parce que ça m'avait écœuré kooku mu ngi yàq xale bi te vraiment soreegul. bëgg naa nga tàggu leen tàggu téléspectateur tàggul ma parent boobu tàggul ma téléspectateur yi yow pareeguma ci yow xam naa di nga fi ñëwaat incha allah ñu gën a mën a yaatal ci ay thème bi sax mën na ñëwaat waaye yeneen thème mën na ñëw ñu daal di ciy yaatal bu baax Fatima ça a été un plaisir. vraiment kontaan naa trop ci toog bi ma toogaat ak sama yaay ci plateau ñuy waxtaan merci beaucoup Mohamed merci beaucoup itam di jaajëfal itam waa A221 bu baax a baax di nuyu Mama Thioro moom moo ma defal nii moom moo sañ moo la defal ba nga yàgg daal waaw moo ma def nii macha allah di ko nuyu vraiment au passage di ziar ñëpp di wax rek ne lépp lu jóg yàlla subhanahu wa taala bu dëngee nag jàmm bu xeebu bii la merci beaucoup macha allah kontaan nañ alors si vous venez de nous rejoindre nous sommes sur A221 sur émission bi la rek nga xam ne moom ngeen taamu di autour d'une table ñu daal di ñëw rek ci deuxième partie tout de suite après le jingle.